di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw ban sant yàlla julli ci sant suñu ñëw raajur di nuyu suñu sëriñ si ñaa sekk borom digal di ñaan Sénégal yàlla jàmm yàgg fi te wér nuyu njabootu làmb ko yëpp askanu làmb di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di jaale adduna bi parce que Mor Faram adduna koy jaale sa morom Mor Faram amul intermédiaire ci ikiri benn ikiri Mor Faram amul benn intermédiaire ci nit koo xam ne sax war ngaa bëri ak moom lu ma xam nag laay wax ci moom mu ngi ci dëgg maa ngi ci fenn yàlla na ko yàlla yërëm te fi mu jëm gënal ko fi mu jógee mu doon rëccu lu mu doon ñëwee tey ci àdduna yàlla mën na ko yàlla def am nañ ci signes yu bëri boo gisee tey dëkk bi ni mel ak fan yi ni ñuy jàmbate tàngaay nga ne yaa quelque chose kon bokk na ci ñi yàlla baaxal ñun nag ñaan la ñam di ñaan yàlla yóbbu ajana mais gëm naa ne daal bisam bi bis bu sedd la waaw. non champion la moom ki dëddu loolu kenn nattabelu champion d'Afrique am na médaille bu ne def na loolu ci làmb mais tey defe naa benn champion rek mooy am muy suñu borom moom nag nga xam ne mooy champion moom lañ koy ñaan yàlla na ko yàlla teeru mais nag def na ci làmb loo xam ne kenn du ko fàtte mais di ñaan yàlla tamit li mu doon jàppale waa CNG àdduna ñun ñëpp tamit ñu tourné xam ni dafa bàyyi njaboot gi ginnaaw ci ginnaawam gaa yi jàpp ci bu baax parce que dafa bàyyi njaboot gi sax benn loxo rek mënul lépp boo déggee benn loxo mënul lépp kenn ku ne na ci xool sa bopp. non bari na Mor Faram doo nekk ak moom di jëw nit Mor Faram doo nekk ak moom di xas nit Mor Faram doo nekk ak moom di wax ci nit lu wóorul boo ko defee di ngeen jàppante Mor kenn la du nit koo xam ni tey day wax fii di wax fële déedéet boo ko waxee dara daan day jël kurus gi di weer ba nit ñëpp daje mu wax ko waaw moom nit la koo xam ne bu yàggul ñëw na suma kër ay yeneen ay détails yoo xam ne xam nga yu waaw toog waxtaan mu ci waxtaanee mais day dégg ma war nga xam ne kii nit ku baax la man maa ko woo démb moo ma woo sax ne ma champion ma ne ko man maa moom dañoo yabante mu ne ma ne ko waaw père xanaa ay ginaar nga soxlaate rek mu ne ma non mu ne ma damaa feebaroon fan yëpp koor gi sax xaw ma nu ma ko wooree ma ne ko feebar mu ne waa fan yëpp damaa feebaroon après ma ne ko mu ne ma damay fàtt ma ne ko fan ngay fajoo mu ne ma père Djili boole na ma ak benn médecin maa ngi def traitement yi mais bu traitement yi jàllee rek di nga ma boole ak sa médecin bi ma ne ko man sax damaa feebaroon mais après naa la boole ak sama médecin bi mu xoolal traitement bi quoi ma ne ko xam naa da nga bëgg ay ginaar rek waa du loolu sax de damaa feebaroon xool xaw ma nu ma koy wooree xam naa boobu lay tàggoo foofu seen nee na tey ay 1 heure ci bëccëg tey nii bi mu dogee 1 heure ci bëccëg mu de wax ak moom nice wax ak moom ba pare mu dem yëgul ni sax kii dafa feebar te feebarul effectivement feebarul bisam day sedd Mor Faram du demee ni mu tàng man waaw waa ci kër gi la dogee presque bi mu dogee noonu la ñu yóbbu hôpital rek mais dogee na ci kër gi quoi fif seen moo la wax ak moom ci kaw bi mu demee woon ko ginnaaw 1 heure rek ginnaaw bi la dog jërëjëf waay jërëjëf. man mii di wax ak yow ñàkk na rawatina nag waa Guédiawaye donc ñu ngi koy jaale ñëpp di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana yi gën a kaw. waaw moom nekk na suma papa bu baax nag wax dëgg yàlla ñu doon déggante téléphone mu may yedd di ma conseil ci lu baax lépp li nga xamante ne jëmale doom kanam rek wax dëgg yàlla dafa ma daan woo di ma conseil ba ñu mujjee gisante yàggul ñuy waxtaan chaque jour góorgóorlu jàpp sa carrière dimbali say waajur fonkal say waajur baat yooyu damay mës a dénk mooy baat yooyu nag muy ñëw tey ndax tey waajur moom loo ko jàpp doyul xamoo kañ lay dem xamoo kañ lay tàggu tey baat yooyu nag moo nekk nii tey ku ci liggéeyul say waajur wala fonko say waajur bis ñëw di nga am la metti te maa ngi waxaat rek ñëpp nañ ñi fonkaat seen waajur jàpp seen waajur donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yéen di xaar gën a taw. waaw man sànq laa ko damay yow doon tourné benn émission ñu tuddoon mbaw mi sama xarit bi làmb dama toog ñoom liiru jaar ñëw daal di seet ñu pare rek ñu wax ma ko ci laa tiitee noonu daal di bàyyi li may def daal di ñëw waaw saa ñoo fekk sama kër jërëjëf yi tamit. waaw maa lay gërëm di leen sant leen nuyu kii ku ne mën na ko jàll sa bopp ndax ku baax la ku bëgg fi mu dëkk bëgg ay doom uuf ñëpp amul fenn sens interdit kii ku ne mën nga ko jàll sa bopp
ndax sunu papa ju baax la woon wax dëgg yàlla ñëpp la yemale ku mu ci gis conseiller di la yedd di la digal lu baax ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana ku baax la man de rafet naa ci njort ni xam naa ne mi ngi àjjana foo ko fekk kurus gaan ci loxoom waxtu julli du ko raw su nekkee ci làmb ba waxtu julli jot mu ne fa jukku làmb ja dem julli ji kon nag kooku mën nañ ci rafet njort ñun ñoo ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana sunu papa ju baax la wax dëgg yàlla ñàkk nan nag ñun waa Guédiawaye ñun ñoo ñàkk kenn ñàkkul ñun ñoo ñàkk ndax sunu papa ju baax la ju yaru wax dëgg yàlla li naan tey jii mag ni mu uufee ay njabootam moom loolu la def ñëpp la yemale woon ñëpp la yemale ñun dañoo ñàkk ñun mag ñi fi nekk ci Sénégal ñëpp ancien gloire yëpp koo ci wax dañ naan Mor Fadam dafa yaru mag mu yaru dafa yaru ba ci làmbam su daa bëri tam noonu la mel yàlla na ko yàlla xaare àjjana ñoo la koy jaale ñun ñëpp di ko jaale xam nga ne lii baax donc ko mën a wane ku nekk ku ko dégg ku doon bayaay kii da doon génn nii ñu woo ko téléphone mu dëpp comprendre nga loolu kon baaxam dong moo ko wane at yemale ñëpp uuf xale yëpp yàlla na ko yàlla xaare àjjana ñoo leen koy jaale yi ñëpp ku nekk mën na ko jaale sa morom jërë ngeen jëf ok merci dajale muy naq rek tis bu nga xam te ne dal na kaw ak du làmb rawatina Guédiawaye ak école de lutte Mor Fadam ban témoignage nga mën a def ci père waaw loolu dañ koy métti lu ñun ñëpp waaw ndax naqar bi si Guédiawaye yëpp la dal mbaru Guédiawaye ak équipe Guédiawaye yëpp ak monde làmb métti na trop waaw ndax paa bi moom nit ku jullit la nit ku baax la paa bi foo ko gis kurus bi nga njëkk a gis si loxo bi bu demee làmb heure julli bu demee sax day bàyyi làmb ja dem julli ji waaw loolu nañ ko seedal lu baax moom ndax nit ku baax la suñu père bu baax la ndax bu ñu bëree dañuy ñëw si moom mu jox ñu ay conseil kon tey bu amee tey naqar ñun ñoo fi war a njëkk a teew tey. am na solo ñu lay jaajëfal bu baax. waaw bi lu metti lool lu ñu bett la te sànq rek lañ ma woo di ma ko wax te ñu ma ko wax aussi daf leen bett parce que dañu waxoon ne moom daf doon pare pour dem julli ji mais lu ma mun a wax mooy ku dëggu la ku muñ la ku tey la dama wax ne Fadam du mbër xol bu mu yor du xolu mbër parce que soxorul man bëri naa ak moom ñaari yoon te ko mun a muñ la même su ma koy tooñ sa day ree dañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te gëm naa ne jullit piir la ndax fi ñuy toog dama koy gis ak kurusam mu jàpp kurusam loolu am naa moom tegtal loolu yëpp ku am yërmande la donc yaakaar naa ne nit bu mel noonu dañoo rafet njawto rek te yàlla dina ko xare àjjana lu tax ma wax ne yoru jikko mbër dafa soxorul aar ñuul xam nga mën nga wax ne màng su xasee dugg ci làmb rek du xamante kan la mais tel n'est pas le cas ci Mor Fadam te mun nañu toog fii lu ma 30 minutes moom du wax gars yi mun na di coow te du wax suy wax bi bugg a dépassé mu ne bàyyi leen loolu kon nga xam ne kooku am na fu mu taggu am na fu mu yaroo di ko ñaanal yàlla rek parce que suñu xol dafa fees am na lu bari loo xam ne mënuñ ko wax ndax su amee nakar loo xam ne daf lay bett te kenn mënul xëccoo ak yàlla dañ ko denk ci loxo yàlla rek bu ko buggee noonu ndax coobeelam mbugalam kenn mënul xëccoo ak moom su ko jëlee rek ñu sant yàlla. jeune génération yi comme suñu doom yi ñoom Balla ñoom Modou Lo ñoom yeneen xale yi mun nañu jàng tey mun nañu jàng def seen adversaire comme ay xarit lu tax ma wax ne ay xarit parce que ñoom ci lu ñu def ku nekk mooy may moromam teraanga Fadam bëri na ak moom ñaari yoon ñu sekk ay teraanga sekk jàmm loolu sport moo ko mun kon lu ñu war a jàng ci Fadam dafa bari ci teyam ci gëm yàlla donc lu bari la ay leçon la waaw. Oui, enfin ça sera très dur pour moi parce que c'est une surprise quand même. Quand je veux parler de Mor Fadam, je veux parler d'un gars très généreux. Je ne veux pas le qualifier comme un lutteur.
Parce que je dis que, par exemple, il n'est pas agressif. Il est très sentimental. Mais quand tu luttes avec lui, tant que tu ne lances pas de coups de poing d'hargne, il cherche uniquement à te terrasser, mais pas avec des coups de poing ou bien pour te faire saigner. C'est pourquoi je dis que, par exemple, même il n'a pas le cœur d'un lutteur. Et je crois qu'il croit en Dieu. Parce qu'à chaque fois que si on est ensemble, il a son chapelet. Avec son chapelet, et de temps en temps, quand on est en train de discuter à une 30 minutes, il peut être calme et il va dire aux gens, non, hey, ça suffit, arrêtez. Donc ce n'est pas la peine. Donc il a toujours envie de mettre du calme. Il a toujours envie de collaborer avec les gens. Donc c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Prions au bon Dieu que la terre lui soit légère. La jeune génération a beaucoup de leçons à apprendre sur Mor Fadam, sur la collaboration. Je vis un vieux qui est là aujourd'hui, M. Diaw, qui a toujours été de ce côté, le soutenir. Autant à l'époque où on luttait le drapeau du roi des arènes. Donc ça, c'est la fidélité avec ses accompagnants avant, les Sakadior et tant d'autres. Donc je pense que la jeunesse, Mor Fadam a laissé des leçons à suivre. Avec sa générosité, avec sa croyance, il croit au bon Dieu. Donc c'est très bon. Et le sens de partage, il l'avait. Le sens aussi de calmer les gens, il l'avait. Hein? De sensibilisation. Tout. Mor était un homme timide. Oui. Je vous remercie.